nañ leen bu baax a baax mbokki internet Tivactu TV ak Tiv Info ñu ngi fii si préfecture bu Tivaouane comme ni ngeen ko xamee monsieur le préfet Maguette Mbengue mi ngi nii monsieur le préfet ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci seen teewaay ci daje bi nga xam ni tey dañ ko def ci cadre comité départemental de gestion des épidémies. waaw mooy comité bi nga xam ni dañ ko fi teg pour lépp lu nga xam ni dafa jëm ci wàllu mbas ñu koy saytu waaye tamit di jël ay dogal ak ay mesures yoo xam ni ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu sécurité ak ci wàllu social muy doon ay mesures yoo xam ni dañ ko war a topp ba ca kanam pour fexe ba mbas bi bañ a law beneen bi mooy bu ñu xasee ba jël ay dogal tamit ñu war ko topp saytu ko pour xool ndax loolu ñu dogal sur le terrain ndax ñu ngi koy appliquer bu baax et comité bi jot na def ay daje waaye dañu nemmeeku jamono yi ni dafa laajaat ñu def daje lu ko waral mooy dañu nemmeeku nit fii ci département Tivaouane am na jamono boo xam ni ci wàllu mbas mi dugg fi woon trop wala bu fi duggee it xëy na lim bi taxu ko woon na bëri et ñu dem ba jamono yële bi ñu defee li ñuy wax assouplissement nit ñi dem bi ak dikk bi xaw a kiiwaat ñu def ci yolomal ak bi ñu duggee ci état d'urgence bi nombre de cas yi ñu am dafa yokku et xëy na du ci département Tivaouane yëpp sax peut-être Tivaouane rek fépp la waaw loolu li ko waral mooy population yi ci seen bopp dañuy def lu ñuy wax genre relâchement maanaam taxawaay boobu ñu amoon ca jamono yooyu ba mën a xeex mbas bi bu baax te kilifa yi autorités yi joxe ci ay dogal yu am solo ñëpp doon ko topp et dafa mel na nit ñi dañu commencé ni dañu xëy na miin maladie bi wala dañu bëgg dellu ca nañ daan nekk te mbas bi mi ngi fii ba tey donte nañ dañu war a continuer di nekk ak moom di dund ak moom ba keroog ñu tàggoog moom waaye son excellence le président de la République dafa ñu woo ci même suñu nekk ak noonu di xeex ak moom di dund ak moom dañu war a gën a xeex ak moom gën a fagaru mooy li ñuy wax geste barrière yi ñu war a gën a respecté teel foofu nag la ñu nemmeeku ni am na ay failles ci système bi ba tax na fi ci département Tivaouane lim bi ñu am yokku na tey mën nañu wax sax ci boo jëlee district bi sanitaire Mexe ak Tivaouane yëpp lim bi toll na ci téeméer ak juróom-benn fukk ak benn maanaam ca tàmbali ba léegi maanaam boo koy cumuler et xëy na ci district gu Tivaouane di nga wax ni am nañ ci téeméer ak juróom fukk ak benn ci wàllu Mexe xëy na fukk ak benn waaye dafa am lu ñuy wax béréb yoo xam ni fa la ñuy nemmeeku lu feebar bi ma nga fa te ma ngay law ñu koy tuddee techniciens yi xëy na ñoom ak gën a xam ñu koy tuddee cluster muy ay foyer yoo xam ni nemmeeku nañ ko fii ci Tivaouane benn bi feeñoon ci côté diggante Mboro ak Daaru ci wàllu kii ICS et beneen bi ñi ngi ko am après ci wàllu hôpital mais daanaka ñaar yi presque dafa xaw a lëkkaloo ndax bële bañ koy am mooy bi ñu commencé yëkkati mesure kii rek restriction yi gis nañ ni jàngoro bi dugg na foofu ci biir usine ICS mu am nag ñaari défi fexe ba du law ci biir ndax commencé woon na di law ci biir mais bu lawee foofu it ginnaaw travailleurs ya fay nekk fu ne la ñuy jóge et dañuy dëkk ci biir département bi ci béréb yu nekk ñii di jóge Mboro Daaru Xuddoos Tivaouane ak feneen et comme dañuy dem ak di ñëw ñoom it dañuy fafa wàll ñi nga xam ni d'abord ñoom la ñuy liggéeyandoo mais ba mën na am tamit ñu wàll ñi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal ñu muy ci Tivaouane ak feneen beneen bi mooy law boobu muy law dafa am structure yoo xam ni bu fa duggee rek dafay am danger maanaam booy xool li ex yi fii ci hôpitalu Daba nga xam ni structure sanitaire la nga xam ni structure sanitaire yi war ñoo daanoo parce que bu ñu daanoo xeex bi day gën a métti mais lu mel noonu dafay laaj ñu def taxaw seetlu gën a defaraat suñu dëgër laay gën a defaraat suñu taxawaay et def nañ ci nag ay daje waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ko seqal muy waa kër docteur yamul ci loolu def nañu réunion ak waa ICS ci bureau yi waxtaan xool mesure yu ñu jëloon nañu ay mesure yu am solo waaye teewul bu faay duggee bu amee fenn rek jàngoro bi dafay dugg ndax li muy lawee dafa gaaw même booy seet fii ci biir hôpital jël nañu ay mesures yu am solo waaye jàngoro bi sew na sew boo xam ni posé bu mu am rek mën na fa dugg et
looloo taxoon nag ñaari béréb yooyu nga xam ne jàngoro moom fay law ñu am taxawaay pour vraiment fexe nu ñu faagaagale jàngoro ji. ñi ngi ci nag fi mu ne nii mën nañu wax ni la situation est sous contrôle ci ñaari béréb yëpp ndaxte ni ñu nemmeeku woon noonu mu doon lawee ñuy am ay cas contact yu bëri ak cas confirmé léegi gis nañ ni lim bi mi ngi wàññeeku ñu bëgg nag continuer ci doxalin woowu mais damay fàttali ni ñun fii ni ñuy xeexee mbas bi ci biir département bi dañ ko méngale ak ni nga xam ni noonu la autorités yi santaane ñu xeex ko au niveau national donc li ñuy def dafa war a méngoo ak la ñuy def ci kaw et ba tax na lépp lu ñu ci def donc dañ koy saytu ànd ci ak autorités yi seen i ndigal mu des nag li nga xam ni mooy xeex bi ndax comme ni ñu koy waxee gan boo xam ni xamoo kañ ngay tàggoo ak moom foog nga dëkk ak moom mais ci ni ngay dëkk moo dafa am taxawaay booy am ñu nemmeeku ni fii li ci gën di bëre nit ñi léegi dañu xaw a bàyyeeku ci wàllu sol masque te masque bi mën nañu jàppale bu baax a baax ñuy nag ñaax nit ñi di ñaax suñu bopp ni nañu taxaw ci sol masque ak yeneen gestes barrières yëpp ñu koy def mais surtout ñu renforcer aussi le personnel médical ci wàllu jumtuwaay lu mel ni deme ni masque deme ni gant ñoom tam dañ leen war a jàppale ndax gis nañ ni ñoom lu ñu xeex lu ñu jàmbaar am na noo xam ni nu muy demee su jàngoro bi duggee ci seen structure rek da leen di xaw a nasaxal bu leen nasaxalee nga gis am na service yoo xam ni boo deful ndànk dafay taxaw fii bu mel ni Tivaouane ñu ngi ci doon wax jamono yee ni maternité bi jot nañ ko fi tëj ndax am na ay cas mais tëj bi lan la woon mooy tëj ko pour désinfecter ka mais aussi taxawaat xool nan la ñuy organiser ak personnel bi nga xam ni am na ñu ci laal ñu permettre leen ñooñu ñu génn ci seen période confinement heureusement ci taxawaayu médecin chef de région ñu koy gërëm di ko sant ak docteur Mor Diop bi toog fii te nekk organisation mondiale de la santé ak médecin chef de district docteur Camara fexe nañu ba nga xam ni wutaat nañu personnel pour mu ñëw jàppale n'est-ce pas maternité par mu bañ a tëj ndax c'est un service très très sensible de même que pédiatrie bi mais effort yooyu ñu def ci wàllu woowu dafa am loo xam ni moo war a nekk ci suuf mooy ci wàllu matériel bi ñu jàppale leen ci masque te ñoom du masque bu nekk la ñuy jël surtout bu tolloo fii nga xam ni jàngoro bi am na doole ci mu ngi dugg ci structure yi dañu war a am lu ñuy wax masque FFP2 ñi ngi ciy taxaw et ñi ngi tamit def effort pour gën a amaat ay jumtuwaay yoo xam ni dañ leen ci jàppale beneen bi mooy ñu accompagner ñi nga xam ni ñooy structure yi fi nekk muy service muy usine mel ni ICS ci taxawaay bi ñu war a am parce que xam nga ñoom daam ay techniciens lañu mais waa kër docteur ci wàllu feebar bi mbas bi ñoom ñoo am ay indication orientation yoo xam ñoo koy joxe ni nañ defee nii ci wàllu woowu nag foog ñëpp déglu leen ñu wax ni tamit li ñuy wax stigmatisation maanaam mbas bi dugg na tel quartier dugg na tel kii kër ñu xaw ko moytandiku ndax am na nit yoo xam ni loolu bu amee dootuñu sawar ci dem ci kër docteur te bu ñu demul ci kër docteur ñoom fa ñu toog mën nañu gën di wàll jàngoro ji ñeneen mais dafa am beneen inconvénient mooy waa kër docteur tam nañ doon liggéeyee dootu mën ci continuer ndax nit ñi dootuñu fa ñemee ñëw loolu benn la beneen bi mooy ñi nga xam ni mooy toujours fu ñu toll dañu naan gëmuñu ni feebar bi am na surtout dañu wax ni ndaw yi donte ñoom am nañu kàttan xëy na feebar bi bu leen laalee xëy na muy def mag wala keneen ko yore beneen jàngoro du benn mais ñu xam ni ñoom it jàngoro bi mën na jaar ci ñoom pour atteindre yeneen mag seen i mbokk muy ñu maam yaay wala ñeneen te ñooñu dañ leen war a protéger donc mbir mi du affaire wu benn nit xeex bi day nekk xeex boo xam ne dañ koy def sur le plan collectif ku ci ne am na loo xam ne da nga koy def sur le plan individuel mais da ngay boole nag ak mbooloo bi communauté bi ñu def ko léegi nag élan communautaire boobu fi mu nekk nii moom la ñu soxla ba tax na ñun dañu bëgg di gën di rapprocher li ñuy wax daje yi nga xam ne ñu ngi ko am ci comité bi ñu gën ko yokk ndaxte gis nañu cas yi ñu ngi augmenté mais ci biir arrondissement yi ak ci commune yi tamit ñu fexe ba daje yooyu ñuy def ñu gën ko yokk nit ñi am vigilance maire yeeg organisation de jeunes de femmes ñëpp taxaw ci parce que xeex bi ñëpp ko bokk te ku ci ne am na wàll boo xam ne moom nga ciy joué te dafa yaakaar nañu suñ ko ci joué suñu yàlla suñu borom dimbalee xëy na fii ak diir mun na xam nag kañ la mais xëy na dinañu mën a daan mbas bi. sànq yaa ngi koy wax si biir wax nga ni mel na ni la situation est sous contrôle est-ce que mën nañu xam fii au niveau de Tivaouane feebar bi fan la ko. fii au niveau de Tivaouane feebar bi lawoon na fi ñu fi doon law ba léegi sax dañ naan mi ngi fi ci biir département Tivaouane mais mi ngi ci commune yi tamit
mi ngi fi mais am na ñoo xam ne ñi ngi wér lu tolloo ko mën nañu wax ni juróom-benn fukk ak lu topp xëy na ñu ngi ci centre de traitement des épidémies di faju mais am na aussi ñeneen ñi nga xam ni ñu ngi génn mais nag du ñu dem ba naan diw moo feebar wala diw kii maanaam dañuy moytu stigmatisation bi mais na nit ñi xam ni mi ngi fi ñi ngi dund ak moom ba pare dañoo war a gën a fagaru loolu moom dañu ci war a gën a taxaw ndaxte loolu suñ ko defulee rek et doole bi nga xam ne am nañ ko pour xeex ko bu yàggee tuuti dafay wàññeeku ñu wax nag ni combat boobu yéen presse bi journalistes yeeg yëpp am ngeen ci taxawaay bu ngeen def ñu ngi koy rafetlu mais dañu bëgg ñëpp yokk ko képp ki nga xam ne sax leader d'opinion la ak keneen tamit mu dugg ci ndax képp ki nga xam ni heure bu waxee ñu déglu ko jeunes yi femmes yi caravane ak lépp ñu ngi koy xaar pour ñëpp xam ni jàngoro bi mu ngi fi ñun ñoo war a booloo xeex ko mu jóge fi benn yoon. lu jëm si wàllu relâchement bi tamit comment comptez-vous faire pour que population ñu gën a respecté parce que gis nañ ni fii si Tivaouane tamit lu mel ni ngoon ñi terrain yi ak basketball yooyu nit ñi dañ fay dajale. waaw loolu tamit ñu ngi ci doon def ñu ngi ci def benn contrôle mais li ñu nemmee ko mooy jeunes yi seen bopp ñoo war a xam ni lépp lu nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu boobu su ko yoon autorisé ñu def ko suñ ko teree ñu bàyyi ko et force de défense et de sécurité yi ñu ngi fi ñu ngi liggéey ak ñoom. am na jamono boo xam ne sax dañ doon ñëw ba ci terrain di kii bu nu gis ñu tas ko dem nañ ba nga xam ni presque kenn joué tul woon ci terrain mais bi ñu commencé def assouplissement gis nañ ni jeunes yi ñu ngi ñëwaat ci yenn béréb yi léeg-léeg sax ñu yónnee ñu dàq leen fa ñu jóge leen fa mais dañuy ñëwaat léeg-léeg ñu sol masque bi toog ba si yàgg police contrôlé bu xawee toogee ay fan gisuñu rek ñu commencé waat et ñun nag dañu ni naam contrôler sanctionner baax na parce que boo solul masque bi dañ la war a sanctionner amende la loolu dañ koy boole mais lu ñuy jiital mooy sensibilisation gis nga li ñuy wax ni naka nit ñi dégg ñu xam ni boo solul sa masque yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor keneen nga moytu loolu léegi nag suñ la sensibiliser na nga të yoon aussi dina dal sa kaw lépp daal la ñuy boole di ko def mais dañu am yaakaar di tàllal suñu loxo jeunesse bi encore une fois ñu ngi leen di woo ci xeex bi ni leen nañ ñu jàppale seen bopp ñu gën a loo xam ni boo ko defee mu dimbali la ci sa wàllu wér-gu-yaram def ko rek ndax ñëpp nañu booloo defande ko ci benn diir mu jeex après ñëpp delluwaat ci la nga xam ni fa la ñu nekkoon. kàddu bu mujj bi jëm si wàllu sensibilisation. waaw kooku ñu ngi ciy delluwaat di ci ñaax suñu bopp d'abord di ci ñaax ñëpp respect des mesures barrières kooku wax nañ ko. wax naa léegi ci port du masque. mais yeneen yi ñu waxoon tamit mu ngi fi lépp lu jëm ci rassemblement yeeg yooyu nañ ko moytu bu demee ba mënu la nekk ñu respecter la distanciation physique booy tisool yi nga tisool yi ci sa conc di raxasu di utiliser gel hydroalcoolique ba pare di wàññi n'est-ce pas déplacement yu bëri yi waaw inutile boo amul soxla boo xam ni vraiment farata la nga toog fi nga toog ba pare ñu gën a def prise de conscience ñi nga xam ne dañu nekk ak ñoom ci biir kër yi ñuy ay mag mais ñooñu soxla nañ leen dooleel accompagner leen ba nga xam ni nag ci wàllu wér-gu-yaram ndax ñoom déjà dañu am ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu dañ naan mag rek doy na ci feebar waaw ñooñu dañ leen war a jàppale ku leen war a jàppale mooy ñun jàppale bi nag mooy assister leen mooy aussi moytu dem jut benn jàngoro nag jël ko ba pare ñëw jox leen ko loolu moom c'est extrêmement important ñi ngi ñaax ñëpp di tàllal ñëpp loxo vraiment di wax xeex bi ñoo ko bokk ñun ñëpp nañu lëkkaloo ñun ñëpp rek ànd tàllal suñu loxo defe naa suñ ko defee respecter mesures yëpp defe naa yàlla suñu borom mën nañu dimbale ba ñu am ci ndam.